candidat Idrissa Seck 2019 tey jii ñu ngi am mbégte di dalal porte-parole candidat bi muy Abdourahmane Diouf pour mu wax ñu ban xalaat lan mooy seen vision seen programme ci wàllum protection des enfants monsieur le président ñu ngi lay nuyu Abdourahmane. Pedre maa ngi lay nuyu di la fay di kontaan trop def émission bi ak yéen pour xamal Sénégal xamal xale yi lan la Idrissa Seck fas yéene ci ñoom bés bu nekkee président de la République du Sénégal. jërëjëf kon ñu ngi lay bàyyi xale yi nga déglu seen question. Je suis à votre disposition maa ngi leen di déglu. salaamaaleykum. waaleykum salaam Moussa. ok jërëjëf Moussa yow sama doomu baay la li ñu ci décidé mooy ñun dañuy def benn choix xam nga gouvernement yu bari dañuy ñëw ne man lii laay defal xale lii laay defal jigéen lii laay defal ndaw ñun dañu jàpp ne genre programme yooyu nga xam ne da ngay ñëw bind lu bari ne xale yi lii laa leen yéene dafa am li tubaab di wax saupoudrage maanaam da ngay pëndal rek en quelque sorte dañu jàpp ne xale moo nekk ci commencement ak fin wu développement donc bépp domaine bu am ci Sénégal da nga ci wari boole xale exemple boo jëlee li nga xam ne dañ ko bind pour mu jëm ci xale bu ndaw a ndaw bi moom li ñuy wax petite enfance dañu jàpp ne Sénégal waruñu fexe comme ni mu amee tey Dakar ñi nga xam ne seen parents dañu am tuuti moyen di dem école maternelle ñi nga xam ne amuñu moyen duñu dem école maternelle alors que am na étude yu wane ne xale bi instant boobu muy am 2 ans 3 ans jàpp 5 ans xelam ci lay tijjeeku loo ci bëgg a def rek da nga ko ciy def président Idrissa Seck ci la décidé ne léegi damay def li ñuy woowee universalisation de l'école maternelle maanaam li ñuy wax jardin du doon ne képp ku sa papa am moyen rek moo koy dem mais même ku amul moyen état bi dina teg système boo xam ne xale yooyu dañuy teel a dugg à 3 ans 4 ans comme ñeneen ñi loolu dina permettre nga gagner ci scolarité bi parce que déjà ku waroon am bac 18 ans daf koy am 16 ans wala 17 ans te loolu ay économie yu bëri la yoo xam ne gouvernement du Sénégal daf koy def loolu mooy petite enfance. waaw xam nga case des tout petits ñun ay républicains lañ ñun duñu ñëw jël lépp sànni case des tout petits bi fii Abdoulaye Wade def dafa doon lu baax président Macky Sall ñëw fekk fi gis ne lu baax la mu continuer ko ñun dañ koy continuer mais le seul problème ak case des tout petits mooy ñëpp jotuñ ci ñun dañu bëgg ñëpp jot ci bi ci topp mooy xale yi yamamaay yi c'est-à-dire que ñu di nekk CI CP et cetera loolu ñun li ñu ci jàpp mooy li ñuy wax suñu programme dañ ko war a endogénéiser ñun tey li ñuy jàng ci Chine di ko jàng ci De Gaulle di ko jàng ci François Mitterrand di ko jàng ci keneen moo ëpp ñun li ñuy jàng Cheikh Ahmadou Bamba moo ëpp li ñuy jàng El Hadj Malick moo ëpp li ñuy jàng Baye Niass man tout à fait. Tout à fait. loolu bu soobee yàlla bu président Idrissa Seck faloo dañ koy def priorité parce que Idrissa Seck dafa wax ne wax naa ko sànq dëkk mënul développer sans nga jël en charge xale yi donc code de l'enfant boobu ñun on donne les garanties que bu ñu faloo dañ koy accélérer pour que le code entre en vigueur parce que xam nga affaire u xale dafa bari ay enjeux dafa bari ay contradictions ONG bi dafay wax ci jëmale gauche daara ji wax ci jëmale droite organisation internationale bi bailleur de fonds bi mais ki nga xam ne moo war a protéger enfant mooy état du Sénégal obligation yi nga xam ne moom la parents yi am aussi vis-à-vis de leurs enfants ñu jox leen ko ñun non seulement dinañ fexe adopter code bi mais dinañ fexe appliquer code bi dinañ fexe aussi parent bu ci ne responsabilité bi nga am ci xale yi nga respecté ko parce que nag mënoo jur doom rek ngeen baal ma sànni ko doo ko toppatoo doo ci taxaw parent dafa am responsabilité. Merci beaucoup. maa ngi nuyu sama papa yi toog fii ak sama mag bi toog fii ñu maa ngi ak téléspectateur yi je fais partie des militants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii porte de voix sa plateforme Sénégal bu ñu déggee élection présidentielle ci biir képp koy dem parce que mag yi donc dañ voté ji xale bi dañ voté mais est-ce que bu ngeen xooloo tey jii di ngeen jël benn ministère jagleel ko ci xol kese. waaw question bi am na importance trop.
d'accord naa ci yow ci yenn diagnostic yoo def puisque ci élection présidentielle lañ nekk ma wax leen rek ne yéen seen génération am nañ chance boo xam ne ñun amuñu ko man par exemple 21 ans laa voté parce que à l'époque Sénégal majorité électorale bi du woon 18 ans donc droit boobu ngeen xam ne am ngeen ko pour déterminer seen réew nu muy mel ëllëg il faut ngeen jouer ci bu baax maintenant ministère de l'enfance mënuma jël engagement ferme bi xam nga lu tax ñaar moo tax bu njëkk bi mooy candidat bi bu ci tolloo moom mooy xool nan lay doxale gouvernement am donc am na loo xam ne même bu dee porte-parole la dama ko ci may marge de manœuvre mais bi ëpp solo mooy pour man soxlawul nga ni tey da ngay jël ministère bi ne ministère bi affaire xale rek laa ciy toppatoo parce que affaire xale dafa laal encore une fois secteur économique yëpp ma jox leen benn exemple gouvernement bi fi nekk tey bu muy def couverture maladie universelle def na xale yi am 0 ba 5 ans bu ñu demee dispensaire du ñu fay xam nga loolu mesure bu baax la kenn mënu ko teggi mais dafa fàtte wax ne accès boobu ngay jox doom ji na nga ko jox yaay ji te boo joxee accès doom ji am santé te yaay ji amul santé mesure bi du baax loo xam nga loolu beneen la bii côté santé pure laay wax c'est que waaw mais 5 ans yi ñu wax nii protection bi ñu jox doom ji doxuñu ko yaay ji ñun faay boobu lañ gis ñu ne bu ñu ñëwee da ngay jox protection bi doom ji jox ko yaay ji loolu li ma ci bëgg expliquer rek mooy xale dafa nekk ci cellule familiale donc balaa pour mën a dimbali xale papa ji ngay dimbali ak yaay ji papa ji ak yaay ji ni nga leen di dimbalee mooy jox leen liggéey ñu mën a liggéey fexe ba lu ñu bay dunde fexe Sénégal am ay industrie yoo xam ne dafay créer richesse donc des fois comme nii nga gouvernement yi fi jaar ni ñuy def xoolal kañ la ministre de la jeunesse commencé am mais lan mooy bilan ministre de la jeunesse 0 parce que dañuy jël ay milliards xaar bu vacances citoyennes ñëwee ñu dem def vacances citoyennes mu jeex c'est plus pertinent nga jël xale dugal ko ci thème yëpp ñun par exemple dañu am 45 thèmes muy commencé ci agriculture ci industrie ci élevage ak ci lépp donc fépp foo dem rek da nga fay fekk protection xale bi mais protection xale bi ëpp solo nga baal ma rek bi ëpp solo mooy ci jàng bi li ngay investir pour xale bi mën a nekk suba un acteur économique. damay wax ci wàllu éducation ak wàllu les enfants de la rue parce que ñëpp xam nañu xale classe yi waru nekk ci mbedd mi xale bu nekkee ci mbedd mi rek condition yi ñu fay nekkee tout léegi bu fekkee dañ ko yóbbu école wala mu dem ci daara bi ndax boo nee école tamit da nga war a nekk wax daara parce que Sénégal la nekk te dëkk boo xam ne dëkku diine ak dëkku l'islam léegi yéen bu ñu leen fale yan solution ngeen di indi par rapport aux enfants de la rue. Très bonne question foofu pour ma gàttal rek échec gu société bi yëpp la échec gu état la échec gu famille la échec gu daara yi la échec gu école bi la échec gu ñëpp la parce que un enfant bu nekk ci mbedd bi c'est pas une situation normale mooy xale nekk ci biir kër di lekk di naan di solu di jàng pour ëllëg mu amal njariñ réewam li tax problème boobu difficile actuellement du question loi du question règlement question volonté politique la parce que ni ñu présenté problème bi day mel ni état bi daara yi wala école yi seen ay adversaires lañ gouvernement yi fi jaar li nga xam ne moom la ñu réussirul mooy am li ñuy wax consensus social parce que man juriste la mais loi mën nga ko bind tey man bu la neexee nga bind loi ne xale bu ñu gisati ci mbedd bi parent wam wala sëriñ daaraam dañ koy jël tëj ko mais doo ko mën appliquer parce que suñu société gisewul noonu donc foofu ku leen fi wax ne dafay jël ay loi xamal leen ne comprendrewul problème bi da nga jël ay loi il faut nga am consensus social xam nga droit pour nga mën appliquer ko il faut que acteurs yi d'accord tey boo ne gars yi ku ñu fi gis sa doom wala sa taalibe nekk ci mbedd bi dañ lay tëj def nañ ko doo am réussite il faut nga fexe nit ñi approprier wu ko il faut sëriñ daara bi nangu ne xale bi nekk ci biti dafay yalwaan gàccam la ñu mooy modernisation des daara xam nga Idrissa doomu daara la doomu école la Idrissa man ñii di wax doomu daara la doomu école la meilleure façon xale bi bañ a nekk ci mbedd bi mooy sëriñ daara bi nga jox ko doole bi nga jox école publique bi ni ngay jële alal tabax ko classe teg fa maître d'école ñuy jàng CI ba CM2 nga jël alal ju toy noonu wala ju ko ëpp jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara sëriñ daara yi lu tax sawaruñ ci yenn yi man xam naa leen milieu boobu dama ciy dund dañ lay wax ne ñii ñi kat ñëw nañ indil ma seen doom amuñu lu ñu fayee pour seen doom jàng alxuraan bu midi jotee xale yi dañu war a añ awma lu ma leen jox pour ñu añ donc dañuy dem obligé dem ci mbedd bi yalwaani. jërëjëf beneen bi rek mooy en 30 secondes ci éducation.
xoolee. enseignant bi am na droit dem grève. mais xale bi aussi dem am na droit dem jàngi. tout à fait. mais boo ci gisee moom mooy perte après. waaw xam nga élève bi dañ ko jël en otage ñaari mag la yuy xeex seen xeex boobu xale bi moo ciy souffrir état bi ak enseignants yi ñooy xeex ñun bi ñu waxtaanee ak enseignants yi gis nañ leen bi ñuy bind suñu programme dañ ne ñun dignité rek lañ soxla ak yu ñu respecté xam nga enseignants yi tey li ñuy laaj jafewul enseignants yi dañ leen ameel xaalis presque entre 70 et 100 milliards fay ñu leen ko donc pour yow nga protéger xale bi mu dem jàngi fexeel maître am ba nga xam ne moo koy jàngal ak professeur am la mu warloo nga jox ko nekkuñ ci ay revendications yu mënul ne dañ nekk ci revendication yoo xam ni état bi nangu na ne moom moo ameel professeur yi xaalis état bi daf leen war a fay lu tax fayu leen ñun suñu programme dañu bind ne bu ñu ñëwee en 2 ans très rapidement pastif boobu ñu ameel enseignant dañ leen koy fay bu boobaa du ma ne dootuñu am raison grève mais balaa ñuy grève ati dinañ ko xalaat parce que jox nañ leen respect jox leen dignité pour ñu jàngale te bu ñu jàngalee suñu ay doom ñoom ñoo ciy profité bi nga xam ne mooy suñu candidat doomu daara la doomu école la donc lépp loo xam ne am na ci problème xam na ko diagnostic ne te am na ci ay solution te jàpp nañ ne bu ñu ko dénkoon réew mi suba Sénégal suñu doom du tumuranke